télévision Futur Média mbokk yi ñoo ngi leen di nuyu bu baax a baax dellu di rafetlu ni ngeen àndee ak suñuy programme 19h30 waxtu xibaaru timis yi la ca gën a fës bokk na ci jëye ji amoon ci hôpital Mame Abdoul Aziz Sy Dabakh bu Tivaouane fukki liir ak benn ñàkk ca seen bakkan ñaari agent yi ñu ca tëye woon déféré nañu leen ca tribunalub Kees loole nag waa SUTSAS ba ca Kees ne duñu ko dégg taxoon tey ji ñu xëye ab toogaanu ñaxtu ngir di jàppale seen naataango yooyee nga xamante ne ji kon dañu leen teg loxo leneen lu xew ci hôpital ba moo di kuréel gi di COUSEYEL ñu santoon ko ngir mu defub gëstu ci branchement hôpital ba ci wàllu courant ananan la demee pare na ci rapport am ba jébbal ko waa division investigation criminelle ña ngay wax ca rapport ba fukki rëq-rëq ak ñaar yoo xam ne am na ci anam yi ñuy doxalee branchement ba nga foofee ci hôpital Mame Abdoul Aziz Sy Dabakh bu Tivaouane transporteur yi ca gare routière bu Ourossogui nekk ci ñaxtu ki xultu ndax nee nañu daal concurrence leen sonal lu aju ci oto yi def kalando da leen di bëgg a yóbbu laabi si na tax seenub liggéey doxatul nee nañu nag danañu amal ab jekk-jekk dakkal liggéey bi ngir bëgg ñu wax ci ñoom bu kilifa yi yëngul ñu yokk seeni jéego ngir teg ca leneen bëccëgu tey gi moo di bëccëg gi ñu jagleel ci àdduna xeexum cigarette lu aju ci wàllu cigarette ak it li mu mën a yàq ci aalam gi loolee mooy ponk bi ñu ci jàpp ren daañu ci defub taxaw seetlu bu yaatu ànd ci ak Abi Faye ci xibaaru timis yi mbokk yi lii mooy li fi gën a fës ngeen taaxirlu ñu faram fàcceel leen ko. dellu leen nuyu dellu rafetlu waat ànd bi ak télévision Futur Média ni ñu ko junjee woon ci bopp bi rek la ñuy duggee ak yéen ci yaatuloo xibaar yi dooree xibaar yi ak toogaanu ñaxtu bi nga xamante ne ji SUTSAS ca diwaanu Tivaouane amal nañu ko tey ji li tax moo di seen naataango yi liggéeyee ci hôpital Mame Abdoul Aziz Sy Dabakh bu Tivaouane te am ñaar ci ñoom ñoo xamante ne ji ña nga ca loxo yoon ba ñu war leen a defeere tey ji sax ca parquet tribunalub Kees ñoom nag loole la ñu àndul ndax dañoo gis ne daal mbir ñi ak singili da ci am ngir ñu jàppale seen naataango yi nag moo waraloon tey jii ñu amal toogaanu ñaxtu boole kook sagar yu xonq Cheikh Seck mooy secrétaire général bu syndicat autonome démocratique travailleurs de la santé et du secteur social ñu déglu ko ci micro Cheikh Anta Diop caméra Sey Latir. plan d'action bi ñu décidé moo di fii waa Tivaouane ñoom décidé nañ dootuñu liggéey tant que seen camarades yi ñu jàpp libéré wul leen mais du ñu yem foofu parce que ñun aussi dañ fi ñëw. parce que nit aussi boo koy xeexal il faut que nga am toutes les informations il faut que aussi nga jàppale leen ba nu am lu ñuy defee moo tax ñun au niveau national tey jii ci ngoon à partir de 17h 18h am nañ benn réunion boo xam ni fukki syndicat yu nekk ci secteur santé ñi ngi ci bokk ak ñoo xam ne ay association lan gis ngeen nii sama ginnaaw waa Louga yi ñëw nañ fi et syndicat yi fa nekkoon ak association des sages-femmes ñoom ñëpp a ngi fi ça veut dire que ni nanu mobiliser woon Louga noonu la ñuy mobiliser waat fii à Tivaouane te tamit ñi ngi ñaan surtout les autorités religieuses parce que c'est une ville religieuse daloon nañu Louga moment bi ñuy jàpp suñuy camarades yi tëj leen kaso kenn ñëwul woon intervenir ba ñu demee ba nga xam ne nag nit ñi ngi leen di évacuer di leen yóbbu ay Saint-Louis yëf yi metti woon nañ ñum nit ñu bàyyi te loolu ñi ngi koy ñaan xalif bi di ko ñaan ñi nga xam ne ñooy kilifa yi fi nekk ñu jéem a def parce que procureur moo fi nekk procureur ministre de la justice la ministre de la justice c'est le président de la république donc bu ñuy wax séparation des pouvoirs ñun gëmuñu ne loolu am na c'est l'exécutif comprendre nga mais nit ki bu neewuñu nag ku tooñ kenn du la atte mais nanu bàyyi ba juge bi woote mais pourquoi ngay jël di digal ko sax ñoo xam ne duñu criminel ñoo xam ne reyuñu. hôpital Mame Abdoul Aziz Sy bu Tivaouane boobeek jëyee jafa xewoon di fukki liir ak benn yu fa lakk ca service néonatologie bu l'hôpital ba ñi nga xam ne ñooy wajur yi xale yooyee des ca lakk ga dañoo soxla ku leen taxaw ci wàllu xel mu di prise en charge psychologique ñoo ko xamle ministre de la femme ak famille demoon ca barab ba demoon it ci village yi nga xamante ne ji kon fa la njaboot yooyee dëkk ngir nemmeeku leen waaye xool nu ñu taxawoo ñoom ñooñee nga xamante ne ji ñoo nekk ci naqar ak tiis jamono ji ñu ànd ci leeral ak Cheikh Anta Diop. waajuru tout tànk yi loru ci lakk gi ci hôpital Mame Abdoul Aziz Sy Dabakh daanaka ñu ci bëri dëkk yi gën a ruqe ci Kajoor lañu dëkk fu mel ni Nargi Talla nekk ci commune Koul Kër Assane Mbaye di dëkk bu ruqe nekk ci commune Daaru Xudos jàpp Ngaay Mexe ba Marina Ndakaar Lamine Diallo mi dëkk fii ci Marina Ndakaar ab tout tànkam ci la bokk. bi asamaan setee comme ñun ñoo fa am bébé ñun ñoo def déplacement dem seeti leen ñu ñëw yam ci laaj ñu ne effectivement benn bébé génnul kon ci lañ xamal ni am nañ ci cas. wax dëgg yàlla tiis na lool ndax bi mu ko yëgee amoon na lu ko jaaxal jooy na sax ñu defal ko ni ko lii la yàlla moom mooy dogal
lu mu dogal day neex jaam yi. waa ji moom mooy jëkkëru soxna si amoon ñetti tuut tànk ñaar ñi bi ñu wéree la ñu rëcc kenn ki moom moo faatu ci lakk gi. waaw xale yi 3 la woon mais 2 yi ñëw na mais kenn ki la yàlla dogal mu dem mooy. métti na mais dañuy nangu dogal borom beeg ci xam ni loolu la yàlla dogal daal ñun daal lépp delloo ko suñu borom ndax xam na ni yàlla moo ñu fi indi jëlaat na ko alalu yàlla la daal yàlla soxla indi na soxla na jëlaat na. loolu rek mooy mbir mi. kenn ki dem ñaar ji des. waaw mais sant yàlla rek alhamdulilah. jëwriñ ñi nga xamante ne moom moo yor wàllu jigéen ñi ak xale yi ak njaboot gi. nee na ñii de seeni waajur war nañ leen a taxaw bu baax a baax utal leen ay psychologue. mu ñëw fii ci département Tivaouane massa wu ñi nga xam ne ñoom la yàlla dogal ñu ñàkk seen ay doom. waa psychologue yi am na suñu ministère am na assistance sociale dinañ topp képp koo xam soxla nga ko rek. guddi woon lool ministre bi yor wàllu jigéen ñi ak njaboot gi. kër gu nekk dugg na fa jébbal njaalam jox leen ay ndimbal. Cheikh Anta Diop lakk googe amoon ci hôpital Mame Abdoul Aziz Sy bu Tivaouane comité bi nga xamante ne ji moo di comité sénégalais pour la sécurité des usagers de l'électricité di COSEOL ñu santoon ko ngir mu càmbar defub gëstu ci fan la inde bi folotee fan la jafe-jafe yi amee ci wàllu courant ñoom ñooñee gëstu nañ ko waaye la ñu ci tënke moo di ab coupe-circuit la dañoo defub rapport ba ñu jégbal ko division investigation criminelle ca rapport ba it ñoo ngi ciy wax kon fukki rëkk-rëkk ak lu teg yoo xamante ne ji nemmeeku nañu ko ci anam yi ñuy defee branchement bi ca boobile hôpital. leneen ci wàllu xibaar bokk na ci fanweeri gaal ak juróom-ñeent yoo xamante ne ji seeni borom ñoo ngi fekk baax Mbuur ñi jiwaalo ña ca des jiwaanu Ndar gaal yooyu dañu leen a tëye ci Guinée Conakry ci samedi beeg dimanche bi la loolee am li tax moo di daal nee nañu dañuy napp ci waax yoo xam ne amuñu sañ-sañu napp ca loolee moo tax kon lu aju ci alamaan bu toll ci 3 millions lañ leen di fayloo ci gaal gu ci nekk Abdourahmane Diallo. lu toll ak fanweer ak juróom-ñeenti gaal yu Sénégal la ñu daal di teg loxo ci samedi bi ci Guinée Conakry ñuy garder seeni géej gi ñoo def li ni mel bu ñu sukkandikoo ci kenn ci nappkat yi nga xam ne teg nañ leen loxo foofu ci Guinée Conakry mu ñuy xamal ni gaal gu nekk mën nañu wax ni am na lu may fukki doomu aadama nappkat yooyu nag du ci gën a bëri Mbour Joal ak Saint-Louis la ñu daal di jógee ñoom nag bu ñu leen tegee loxo dañu daal di nangu seeni matériels yi yëpp jën yi nga xam ni sax jotoon nañ ko jàpp ñi leen jàppoon jël nañu jën yooyu kilifa Guinée nag di xamle ni gaal gu nekk da ngay fay amende 3 millions nappkat yooyu nag di xamle ni loolu dafa cher lool te ñoom mënuñu koo fay ñenn ci gaal yi nag boo gisee ñu teg leen loxo dafa fekk amuñu licence ñeneen ñi ñoom anam gi ñu doon nappee anam googu la ñuy bañ ci Guinée Conakry moo taxit ñu teg leen loxo nappkat yi nga xam ne nag teg nañ leen loxo ñuy xamle ni jafe-jafe yu tar lañ nekk di dund fi mu ne nii ndax dañ leen bàyyil seeni bopp te li nga xam ne yoroon nañ ko ngir ñu koy dundee fi mu ne nii lépp a jeex li ni mel sax a tax ñuy woote wàllu nguur gi ñu fexe ba nga xam ne fi ñu ne noonu dinañ leen fa génnee ñu ñibbi seeni kër. gare routière bu Ourossogui foofee moom transporteurs yi ñoo mer ba futt ndax nee nañu seen liggéey doxatul dafa am ñu ñëw di xëccoog ñoom di ko jég ñoom te tegewuñu ci yoon loolee tax tey jii ñu xëy dakkal liggéey bi di sàkku nag ci kilifa yi ñu wax ci lu ko may nee nañu duñ yem rek ci xëy faste seeni loxo daañu ci dolli yeneen i jéego waaye concurrence ba moom dafay dakk Ali Bandel ñam du mooyu tableau yi nekk ci biir gare routière bu Ourossogui ngir amal ab temps de travail mooy pexe bi transporteur yi nekkee woon ngir ñu dégg leen donte nag indiwaat nañu jàmm gannaaw bi ñu falee bureau bu bees ngir mu jiite leen waaye jafe-jafe yi chauffeur ak transporteur yi nekkee xaajul bay jeex bokk na ci jafe-jafe bi leen gën a lottal jamono yi di ab concurrence déloyale di ay war gaynde ay 404 bâche waaye itam yeneen xeetu transport yi nga xam ni mu ngi lëmbaaje ci dëkk bu Ourossogui ba tax ay jour yu bëri la ñuy toog rang te duñu fees bi ñu gisee ni seen bamba maasetul moo tax ñu arrêté liggéey bi daal di dajak taskatu xabaar yi. benn yoon ci président bi waxoo ko ñëwaat fa ñett yoon waxoo ko nangu wu ñoo lijjanti ba mën a taxaw tey jii nii ñu gaaree ñu ne bu benn safoor yàpp client yaa ngi toog ci seeni saaku liñ bëgg nag mooy képp koo xamante ne yor nga saafara bi nga dimbale ñu nga saafaral ñu si président bi nekk lu ñu fii dafa def ay garage si biir dëkk bi yoo xamante ne diggante base ay kalandoo ñoo fa nekk di yab di yóbbu client yi ñun ñi si biir garage Ourossogui bi liggéeyu ay client ñëwutuñ bi benn client ñëwu fii da nga fi nemu ñetti fan doo mënoo fekk sa bopp mënuñu laa jox benn dërëm boo fi yebee junni duñ ko paase ak yow mënoo cee sol gasoil man maa ngi nii fukki fan ak juróom maa ngi koy daw mënu maa am lu ma jënd pono mouvement bi nga xam ne nag njiit lu bees li ñu fal teg leen ci bopp regroupement des transporteurs ci bopp gare routière bu Ourossogui moom ànd na ci bu baax a baax ndax sax mu ngay ñaawlu anam bi mu ne noonu la leen kilifa yi fi toogal nguur gi di seetaane seen jafe-jafe. ñu jooytu ko partout nag mënul régler ñu ne tey dañuy xëy taxaw dama cee kontaan te ànd ceeg ñoom di def transport am ñeneen ñuy def transport bu jaaduwul nekk ci biir dëkk bi ñu jaar fu ñu war a jaar yëpp te réglé wul kon ñoom bu ñu taxawee ne dañuy def arrêt de travail xeexuñu xuloowuñu yàquñu dara loolu képp kuy nit ku bëgg lu baax da nga ko
war a rafetlu moo tax ma ànd ceeg ñoom vraiment bokk ak ñoom solidarité bi te kontaan ci trop garage bi ay yàqu-yàqu kese la du dafa bëri lépp ay yàqu-yàqu la garage bi piste bi baaxul collecteur bi baaxul toilette yi baaxul mbaaru boose yi bële baaxul garage bi li ci baax dañ koy wàññi fii li nekk ci li xale yi jooy fii kilifa ba ko yëgul ci région de Matam du ma ne amul de waaye bëriwul ñaan naa leen ba ñu levé ko ñu commencé seen liggéey mais dañ ne ma fii ak le 10. mu mel ni acte bu njëkk la mu ñeel xeex bi nga xam ni sumb nañ ko lépp rek ngir ñu mën a sécuriser seen outil de travail bii di transport en commun nee nañu nag bu fekkente ni kilifa yi àdduwuñu jëmale ci seen jafe-jafe bi daañu gën a baralal xeex bi lee. ñeneen ñuy ñaxtoo ko xultu jamono ji moo di ñuy yëngu ci ndefarum darkase ndefarum daamaras ngeen jéggal ma fële ci diwaanu Ziguinchor ñoom tey ji ay sagar yu xonq la ñu xëyee lii ñu takk ca bopp ba la ca des ñu takk ca yoxo ya li ñu bëgg daal moo di ñu libéraliser filière bi bu ko defee ñu mën di jël ndaamaras yi di ko yeb ci camion di génn di ko jaayi nee nañu bëgg nañu loole waaye gouverneuru dëkk ba la ñu ne moo leen ci jàppalewul moo ci àndul di tuuma yooyu njiital interprofessionnel bi weddi na ko nee na bu ci kenn dugal gouverneur bi ñu ànd ci leeral ak Boubacar Diassi. Plusieurs dizaines d'acteurs de la filière anacarde ont arboré des brassards rouges et organisé un rassemblement devant le port. Plusieurs dizaines d'acteurs de la filière anacarde ont arboré des brassards rouges et organisé un rassemblement devant le port de commerce de Ziguinchor. Ils réclament ceci. mbokk yi jéggalu bu baax a baax ci élément boobee di làkki tubaab jombul danañ ci dellusiwaat ak yéen ci wolof yu wér peng waxtaane leneen ci xibaar yi mu di tey ji ci talaata ji ubbi nañu ci Ndakaaru premier forum jëmee ci wàllu intégration économique ci diwaanu Zeleka mu di zone libre échange continentale africaine ndaje la boo xamante ne ji li ko tax a jóg bokk na ci fexe ba gën a dooleel dendub Afrique bi ci mbiri industrialisation waaye it jafe-jafe yi nga xam ne chauffeur si ñu ngi koy dund ci yoon yi ñu seet nu ñu ko lijjantee ngir njënd ak njaay mi gën a mën a dox ci réew yi séq googile kuréel Fatou Bintou Konté Youssouf Baro reportage. échange commerciaux yi ci diggante dëkk yi nga xam ne moom moo nekk fii ci l'Afrique dafa néew bu baax a baax même sax bu ñu xoolee ci niveau mondial continent africain bi lee part bi muy occupé ci échange commercial yi tuuti na lool. te Afrique tey li ñuy jënd bitim réew dafa bari li ñuy jënd en dehors de l'Afrique dafa bari lu ñuy jënd ci yeneen pays africains di ko jëndee foofu tam bariwul soo gisee commerce intra-africain mooy njënd ak njaay diggante réewu Afrique yi téeméer boo jël paasewul fukk ak juróom te loolu. dafa nekk loo xam ne war nañ ko yokk soo demee Union européenne passé na ay 60% mooy juróom-benn fukk par exemple. ba tax ni tey nag ñu amaloon ab benn forum le premier forum sur l'intégration économique à l'heure de la ZLECAf mu di zone de libre échange continental bi lee forum boobee dina leen mën a permettre ñu waxtaanee yan enjeu la leen intégration régionale mën a offrir ngir ñu mën a gën a yaatal li nga xam ne moom moo di seen jënd ak seen njaay ci àddina bi lee. premier forum sur l'intégration économique l'intégration régionale mu nekk li nga xam ne nag lu am solo la pour Afrique. ba tax ni nag faaw nag ngir gën a mën a taxawal li nga xam ne moom moo di seen intégration régionale ay défis yu bëri war nañ ko mën a relever bokk na ci li nga xam ne moom moo di yokk li jëm ci seen wàllu industrialisation consommer local bi aussi ñu gën ko yokk. nooy def ba Afrique di produire ci anam yu yomb anam yoo xam ne keneen dina ko mën a jënd mooy njëg bi yomb qualité bi tam nekk foofu loolu mooy industrialisation ñu transformer li nga xam ne mooy sunu ay ressources di ko exporter bañ a rek di importer di jëlee bitim réew ci yeneen réew yu nekk yu bokkul ci Afrique di ko indi fii ci Afrique beneen point bi nag mooy infrastructure soo defaree loo xam ne da nga ko bëgg a jaay te amuloo avion cargo bu la koy yóbbul amuloo ay bateau yu la koy yóbbul amuloo chemin de fer amuloo ay autoroute amuloo ay camions yu la koy transporter itam doo dem fenn. ZLECAf sax nekk benn moyen d'intégration boo xam ne dina permettre commerce africain bi ne mën a gën a jëm ci kanam wante it yaatal lii nga xam ne moo di commerce mondial. talaata tey jii moo di bëccëg bi ñu jagleel ci àdduna bi yépp xeex wàllum tux ponk mu di thème bi ñu ci jàpp ren moo di am tux lu mu mën a yàqu ci suñu aalam gi loole nag kuréel yu ci mel ne Listaba jaare fa dellu siwaat defub xayma ci loi bi ñu tegoon ci réew mi ngir mu di loi anti tabac lu aju it ci taxi yi ngir cigarette yi seer bu ko defee am tux du yomb bëgg nañu ñu gën cee taxaw am na yeneen i xalaat yoo xamante ne ji becc nañu ko ñu ci mel ne Sicodef Afrique ak waa Listab Habib Faye. briquet bi ak cigarette yi ca loxo gi. muy waajal taal ngir tux lii de habitude la ci moom Albert umpule na ni
am na sax loi gu ñu tëral gi ay tux ci lieu public yi. vraiment content pour ce jour. bëccëg la bu am solo te it li may ñaan yàlla mooy mu kàttanal ma ba ma mën a bàyyi tux waaye tux ci milieu public moom xaw ma ne woon sax am na lu koy tere. moom ak ñu bari ci tuxkat yi bàyyi nañ xel jàngoro yu mu mën a jur moom tux ci wér gu yaramu nit ki. waral na Ligue sénégalaise gi jóg ngir xeex cigarette si ñoom di gën a wéyal seen ki yeete. cigarette lu muy rëy ci àddina bi ci at bi boo dajalee tuberculose sida ak pali lu muy rëy cigarette moo ëpp. si ko def Afrique xeex ga muy def noonee la ko waa LISTAB di defee ñaari kuréel yi ñoom di joxoñ baaramu tuuma industrie yi liggéey tabac waral na ñoom ñu ne faaw rek ñu gën a yokk li di taxi jëm ci wàllum tabac gi. ñu ngi doon taxé tabac bi à 45% léegi ñu ngi jël 65% mais ba léegi bu ñu xoolee directive de la CEDEAO des na il faut ñu yokk taxes yi parce que su ñu yokkee taxes yi mën nañu dem ba 70% mën nañu dem ba 100% amul limite dañu ko déplafonné CEDEAO dafa déplafonné mën nañu taxé. faaw rek ñu teg ab fonds spécial goo xam ne pon gi moo koy tax di jóg ngir képp ka nga xamante nit saw jàngoro ci pon gi la jógee ñu mën la cee faj. intérêt bi mooy dina financer lutte anti-tabac ci Sénégal dina financer maladie non transmissible maladie nga xam ne pon moo koy indi ci suñu population bi. nañ ko jël dugal ko ci benn fonds boo xam ne comme plan tàkkal daal di koy dugal ci fonds boobu daal di ne lii pour faj jàngoro cigarette yi la pour fexe ñu daal di contrôler lépp loo xam ne dafay fexe ba cigarette daal di wàññeeku. lekk xalaat nag ñoom yëkkati nañu ko ci bëccëg gi ñu jagleel xeex ci àdduna wërngal këpp lii di pon gi. usine de dessalement de l'eau de mer mu di usine bi nga xamante ne ji li ko tax a jóg mooy ndoxum géej gi mu dindi xorom si ba mu mën a dugg ci kër yi ñu di ko jëfandikoo usine boobee ñuy liggéey ba tàmbali nañu ko tey ji li ko doon mandargaal doonoon xew-xew wu ñu amal ci teewaayu njiit réew mi Macky Sall usine la boo xamante ne ji bu sottee lu askanu Ndakaaru askanu Sénégal di soxla ci ndox mu sell dana tax mu gën a mën a jàppandi ci yooyu la wàll nag dina am ay plan ci wàllu environnement it yeneen yoo xamante ni des na ko ca war a lijjanti dañ ci ànd ak Marcel Farba Maroun. usine bu nekk Mamel te nar a génnee xorom bu nekk ci géej bi ngir def ko ndox bu potable étude am tàmbali na depuis atum 2015 ñii di waa agence japonaise de coopération internationale ñu gën leen xamee ci JICA daal koy financé gannaaw lebal gi ñu lebal état Sénégal ci lu toll ci téeméer ak fanweer ak juróomi milliards ci suñuy koppar nar a joxe ci lu toll ci 50 ba 75 000 mètres cubes bés bu nekk ci ndox mu nar a doon solution ci coupure ndox yi ñu jot a jànkonteel ci Ndakaaru Thiès ak Mbour bërëb yi nga xamante ne soxla ndox dafay nar a yokk diggante 2020 ak 2035 waaye ñu bëri nag di alerter ci conséquences yi nga xamante ne moom la usine bi di nar a indi ci wàllu environnement ndaxte kat usine ndoxu géej bu nekk ca Mamel buy nar a transformer ndoxu géej boobu def ko eau potable day nar a génnee lu ñuy tuddee saumure mu doon ndox bu tàng di concentré xorom bu bëri te bu ñu sukkandikoo ci benn rapport bu organisation des nations unies daal di publier atum 2019 saumure benn résidu bu bon la ci environnement bi ak écosystème yu nekk ci géej bi site officiel boobule usine di préciser ne foofa ca Mamel boobule saumure géej gi da koy nar a yàbbi ci lu toll ci juróomi téeméeru mètre atum 2017 responsable bile projet publié woon ñoom tamit benn rapport bu tolloon ci ñeenti téeméer ak fanweeri page di ñu xamal ne impact négatif boobule usine amul ñuy fàttali ne balaa pose première pierre bu am tey travaux pose conduite principale bi ñu ngi ko daal di amal ca weeru septembre atum 2020 mise en service usine dessalement bu nekk ca Mamel nag daal di tàmbali atum 2025. Cheikh Mouhamadou Mahi Niass sang bu tedd bi xalifa général des Niassènes ak ngan gu mu doon amal ci fi nga xamante ne ji moom mooy ca Soudan bari nay jéego ak taxawaay bu am solo bu mu fa feeñal rawatina ci wàllu diplomatie bokk na ci libération ay prisonniers politiques yoo xamante ne dañ leen faa tegoon loxo ak it état d'urgence bu amoon ca réew ma octobre 2021 ba léegi fexe na ba loolee lijjantiku ca Soudan rawatina fi nga xamante ne ji moo di Darfour mission foofee
ak na mu ko doxalee moo di fexe daal ba waxtaan ak ñi ko séq fitna ji nga xam ne dafa am lalu ci wàllu xeet ak yu ni mel ñu seet nu ñu ko tegee ci suuf ngir jàmm ak dal mën a dellu si ca moomi li réew Ibrahima Kane ci ay leeral. gannaaw lu ëpp fukki fan mu nekkoon foofee ca Soudan xalif général bu Fayda Tijaaniya mu ngi waaj a dellu si fii ci réew mi ak xel mu dal. réewum Soudan nga xam ne ay fitna rawatina ay xeex ci diggante mbooleem ay xeet naka noonu itam crise politique bi fa juddu ginnaaw coup d'état 25 octobre 2021 bi Cheikh Mouhamadou Mahi Niass dal di fay am ndam lu rëy rawatina yëkkati bu baax a baax diplomatie bu Sénégal. ci tukkeem googu mu doon amal ci région bu Darfour nga xam ne 200 doomu aadama ñàkk nañ fa seen bakkan ci weeru koor gi moom kilifa diine gi dajale na lu ëpp juróom fukki tribu yoo xamante ne dañuy nekk di xeex jamono ji muy sàkku ci way fupp yooyu ku ci nekk wéer ay ngànnaayam. beneen ndam loo xamante ne Cheikh Mouhamadoul Mahi Niass am na ko foofee ci Soudan mu jëm ci état d'urgence bi militaire yi taxawaloon 2 fukki fan ak juróom ci weeru octobre ba tey état d'urgence googu ñu teggi ko jamono ji. leneen loo xamante ne sàkku na ko mooy lu jëm ci prisonniers politiques yi ñu daal di leen libérer loolee sax conseil bu transition bi mujj ko a nangu xamle ne bépp prisonnier politique buñ fa nekkoon dinañ la libérer ngir nag gën a dëgëral accord de paix yi rawatina accord de sécurité yi nga xam ne xaatim nañ ko ba noppi. ci njeextalu mission gi nga xam ne dara sababu ko woon lu dul jàmm ak stabilité foofee ca réewu Soudan xalif général bu Fayda Tijaaniya ci altine gi chef de service sécurité bu renseignement bu république bu Soudan moom moo ko dalal ci seen daje boobu sax mu xamal ko ni kilifa yi ci réewu Soudan am nañ mbégte ci mission bi nga xamante ne xalif bi mu ngi ko doon amal foofee ca Soudan te liñ ca nemmeeku moo di mission bi am na ci ab ndam. wàllu tàggat yaram ak football équipe nationale bu Sénégal bi waajal matcham diggam ak réewum Bénin tàggatu nañu ci fi nga xamante ne ji moo di annexe bu Diamniadio. Elimane Ndiaye bokk ci footballkat Aliou Cissé woo yees mu di gulet ñu nar a sol may équipe nationale bu Sénégal mi ngi rafetlu bu baax a baax groupe bi mu fekk si te it am na yéene footballal Sénégal lool du ñu rëcc lu ñu ko woowee Cheikh Sadibou Diarra. ci terrain annexe bi nekk ci wetu Dakar Arena ca Diamniadio la gaynde yi amalee seen ñaareeli entraînement dëgmal seen jongante ak Bénin ci samedi bi ñi bees ci équipe bi bokk ci Elimane Ndiaye kontaan ci seen intégration. mbégte laa am ndax maa ngi mel ne ku nekk ci sama famille pression aw ma ko benn yoon wante nag Sénégal ni mu nekkee champion d'Afrique loolu day doon ab ñaax ci ñun ngir ñu def kéem kattan ba jëli yeneen ndam lu ci mel ne coupe du monde bi. voilà on va pas rester là et. kii di yëngu ca Sheffield United ca Angleterre am mbébét indi wàllam ci collectifu gaynde yi. je pense pas à la concurrence. concurrence xalaatuma ko benn yoon ñun ñu ngi nii équipe lañu. ku ci nekk da ngay wone li nga mën bu fekkee ne woo nañ la. c'est juste se donner à fond quand on nous donne l'opportunité. ci li soxal ndorteelam ci football bu Afrique Elimane Ndiaye di xaar jongante yu metti. ici en fait je pense ça va être rapide. jeu bi dina gaaw dina physique itam man lu ni mel tàmm naa ko dina doon match bu metti ndaxte sélection bu nekk dafa bëgg a dóor Sénégal dinañu waajal kon bu baax a baax. essayer de nous battre. mais on va se préparer bien. ñu jàppee ko renfort bu am solo ci équipe nationale bu Sénégal Elimane Ndiaye am na chance d'or ci biir réew mi. ginnaaw ndaje bi ak Bénin Sénégal mooy dalal itam ci ñaareelu bés ci bëgg-bëggu Rwanda bi muy dajeel bi nga xam ni amul stade bu CAF homologué. Cheikh Sadibou Diarra jërëjëf mbokk yi nit jërë ngeen jëf ci ànd bi ak télévision Futurs Médias fii la ñu yem ak yéen ci xibaaru timis yi 20h di ngeen ànd ak Chérif Cheikh Ahmed Tidiane Diop ci xibaaru tubaab yi yàlla nañu yàlla dooli jàmm ñu fanaan jàmm suba ak jàmm.